mbir yooyu xëy na la ñuy daal di xaw a des tuuti ak li nga xam te ne daal dina jëm ci audition bi ñu doon auditionné kile di Pape Abdoulaye Touré waaye moom mu ngi ko doon auditionné sur l'affaire concernant plainte bi nga xam ne moom la déposé woon contre kile di Pape Malick Ndour mu jàpp ne peut-être am na ay mbir yoo xam te ne kookee laale na ci par rapport ak lañ ko defoon ca bañ ko tegee woon loxo démb kookee di Pape Malick Ndour ñu ne woon dafay bëggoon a génn li nga xam ne réew mi u demoon wala bëggoon a dem ca bitim réew finalement foofa ca aéroport lañ ko mujjee daal di bloqué ne xëy na jamono ci mënagul génn ndax am na ay mbir yoo xam te ne bëgg nañ ko si déglu ngir mu daal di ko si indi ay leeral kon ñu mujjee koo intercepté foofu ci aéroport international Blaise Diagne tere ko mu génn par rapport ak loolu tey am na ay leeral yoo xam te ne xam naa si kanam tuuti dinaa leen jàngal communiqué bi la nga xam te moom la si daal di wax interdire boobu nga xam te ne interdire nañ ko ngir mu génn réew mi ak peut-être ñu bëri jàpp ne amaana gaa moom nee na da doon dem ci dans un cadre boo xam te ne liggéey wala yeneen mbir yi la doon lijjanti ji waaye ñu bëri jàpp ne amaana dossier yi mën na laale par rapport ak génn boobu mu bëggoon a génn réew mi. Ameth ñii bu leen ay tokki nga wax ñi bu leen suñu borom woowoon sax mu demandé ñu dinañ leen may leen ñu tuuti ñoom bu ñu lijjanti dégg xam nga dégg nga ma. nga ne ñu ne ko lan. ñii bu nekkoon ne dañ leen jox autorisation de sortir. suñu borom joxe autorisation. pour ñu ñëw suñu borom bu ñu demandé dina ne ko may ñu tuuti ñoo la ko ñaan yàlla. ñu am lu ñu lijjanti tuuti balaa ñuy ñëw dem mënul am. man toog naa fii am lu ma la wax. ma ne la cool yi bëri na tàmbale nañu ci Pape Abdoulaye. waaye ngal la waaye rek nañ ma jàppale ba tëjal ma frontière yi. c'est-à-dire. ji nga mbirum Pape Abdoulaye Touré ak Pape Malick Ndour. coowal nervi li muy bëri ci réew mi. coowal torture ak bavure lu muy bëri ci réew mi. benn ndaw la ñu gis benn ndaw. ci réew mi la ñu gis. mu nekk ko engagé ku ñu gis mu taxawu askan wi moom la ñu jàpp moom la ñu torturé moom la ñu def ci moom mbirum bavure. ndaw boobu kan la tuumal ministre bi nga xam ne moo yoroon wàllum ndaw ñi. ministre de la jeunesse. ministre boobu ñuy wax moom mooy kan. mooy kane woon dajale na 200,000 ay ndaw. ngir génnee leen ci li nga xam ne moo di dëkk bi kooku moo ne waat dajalewaat na 2000 kooku moo ne waat dajalewaat na 5000 jeunes ca fi nga xam ne moo jë cité kër góor gi. bu Ousmane Sonko génnee bu nagul génne ñu dem jëli ji ko. te dem ba ne maanaam ku dee ñu doon sa jabar waaye ku daw aussi dinañ doon sa jabar waaye tollootuñu ci doon ci yoon buy def li nga xam ne moo di liggéeyam ci coolu li muy bëri Sénégal ba tey. lenn la Sénégalais gisul. muy nit ki joxañ ne ko yow la. te ki mu joxañ ne yow la bu nekkoon Macky fi nekkoon de 2021 jusqu'à 2024 wax nañ leneen porté na plainte yoon lijjanti na li ni mel mais kooku nga xam ne moo nekkoon ku courageux bi ku doon faire face ginnaaw gi nguur goo jeexee benn ndaw moo jàkkaarloo moom ne ko diw yow yaa ma def nangam. tudd la tudd police tudd njiitalu yeneen bërëb ci réew mi. mais taxul ne booba tey Pape Malick maanaam xamul Pape Abdoulaye Touré. nee na xamu ko. c'est pas vrai Pape Abdoulaye Touré ku ko xamul fii de 2021 jusqu'à 2024 ma ne la amul Pape Abdoulaye mooy nit ka ñu daaxoon université Cheikh Anta Diop. Pape Abdoulaye mooy ka nekkoon te manifestation métti ba taxaw porte université yor drapeau Sénégal Pape Abdoulaye Touré boo fi xool de 2021 jusqu'à 2024 ñetti nit ñi fi ëpp ñi fi jàpp boo tuddee guy tudd keneen doo ko baax. man jamono googu laa xam Pape Abdoulaye avant mbir bii di xew nii mu joxeñ baaraamu tuuma Pape Malick Ndour man Pape Abdoulaye Touré fekk naa ko ca Relais ne ko yow ndax jàppaguñ la. xam naa ne du ci rëcc. ci jamono jooju. kan moo génne vidéo bi Anita. ak photo yi. c'était quoi l'objectif jël benn ndaw boo xam ne xam nañ ko ci réew mi am na courage jàmbaar la ñu bëgg a def de telle sorte que muy nit kii di Pape Abdoulaye Touré buñ ko jàppee dóor ko torturer ko ndaw yëpp di leen ragal c'était ça l'objectif léegi nag kooku
moom dafa yor ay preuve mu ne diw la mais diw boobu ba tey porté wul plainte léegi nag kooku woo nañ ko ci ban moment. c'est-à-dire malgré tuuma yi mu wax ne dañ ko tuumal porté wul plainte. li wax ji kay leer na boobu ak tey mosoo leen ko dégg mu porté plainte et depuis lors porté wul plainte léegi lu xew. dossier yi tijji nañ ko. dañoo tijji ne déglu nañ Pape Abdoulaye Touré xëy suba ne Pape Malick Ndour dem na voyager ji de même que Madiambal Moustapha Diop dane Madiambal rapport da koo tudd mu xëy suba dem voyager ji mooy est-ce que tombé moo waral ay gaaf Pape Abdoulaye ànd na ak i avocat am déglu nañ ko génn na Pape Malick Ndour nee na day dem foo jëm da ngay toog nga xaar ci li ci xew mooy Pape dafa demoon ba mu demee jàppal ne gars yi nag aussi dañ koo teg loxo ne ko demal nga toog sa kër waaye jox ko convocation ne ko lundi na nga ñëw ne ko fi ñu toll nii notifier ko mooy interdiction de sortir bi altine suba ji mu war a wuy ji lii mooy li nga xam ne moo ci xew parce que le dossier la bu ñu tijji ce qui s'est passé ici de 2021 jusqu'à 2024 jàmbaar ay nit mënuñu ko fàtte yow nag dafa am ndaw ba la joxoñ baaraamu tuuma mais loolu mënagul leer nga bëgg a dem léegi mission nga dem est-ce que da nga koy bàyyi mu dem Macky omra la tàggoo woon ñëwul Mame Mbaye Niang jàngi la tàggoo woon ñëwul Pape Malick mission est-ce que di nga ñëw ki nga gëm ci politique moo ñu tàggoo woon umra ñëwul bu kooku ñëwul say frère ak say grand jiite la ca Prodac njiituñ bi ñu demee jàngi ji ñoom it ñëwuñu yow lañ lay tudd dafa da di lu rëy léegi wax ji mooy jàmbaar yoon day def liggéeyam yaa def wala defal loolu leeraguñu mais nit dalaa joxoñ baaraamu tuuma mais au moins foog nga dem ci yoon comme yow boobu ak tey nag bëggoo plainte parce que bëggoo woon dossier bi mu yegg si fi mu yegg si Pape Malick li cooli di bëri na Pape Abdoulaye Touré wax fépp ne moom moo ko def loolu waaye xam nga Pape Malick kañ la naroon dem ci yoon. bu Macky Sall ñëwaatoon ci nguur gi. comment ça. mais dossier bi bëggoon bu Pape Malick porté woon plainte boobu ak tey def nañ confrontation ñu xam. pour weddi tuuma yi quoi. mais bu demoon. lii di xew nii Pape Malick Ndour mosu koo bëgg ci dossier bi yow Ameth man ak yow dinañ toog fii ñu dóor la nga xëy suba ne man la. te mu wóor na ma ne du man xaw ma la du ma porte ji plainte. Pape Malick nga dem di ko posé muy jaawale Pape Alé wax ji coole fi bëri rek lii di xew ab lépp loo xam ne yoon mayoon na ko Pape Malick Ndour ngir mu setal deram mais defu ko mais kii dalaa tuumal da ngay dem plainte ji ko nekk li ma waxal amul nga topp ko ca yoon mais mosoo koo topp si yoon dangaa bàyyi nag ba yónnee la waa kaay la ñu lijjanti lii nga bëgg a dem Pape Malick boo leen doon xaar plainte am mooy Macky dafay ñëwaat en 2029 bu ñëwaatoon ba xam ne Macky si nguur gi mu dem changé waat histoire bi mooy nañu jàppee nit dóor ko gaañ ko tabax ko yóbbu ko kaso léegi moom xam na ne lii kii wax am na fu mu sukkandiku kooku boobu ak tey bawul te yoon day def la nga xam ne moo di liggéeyam daw nag mënul am jënga dama ko yàgg a wax waa APR lañ warul bàyyi ñu yegg aéroport képp ku yoroon nooma tànk ci réew mi ak koo mënti ne nga bokk ci coalition bi walla nga bokk ci APR ñoom ñëpp lañ war a jox notification ne bu kenn génn réew mi mënaguñu génn réew mi te man nag hier dama ne woon Pape Malick mii convoqué ngeen ko bu ñëwulee bu génnee réew mi noo jàpp ci moom ñaari mën a am doon ak ban bu ñëwulee bu ñu xoolee ba Pape Malick Ndour kay génn kay jàmbaar nañ joxaat ñee réew mi li taxuloon sénégalais di xeex wala changé et que les sénégalais dañoo soxla justice comme moom tuumal nañ ko nangul seetal deram kee la ka ko tuumal moo ngi dem ca yoon léegi na bàyyi yoon def la nga xam ne moo di liggéeyam léegi nag da ngay comprendre gars yi seen objectif u Pape lenn la mooy dossier bi moom
dossier bii Pape dina ko jéem a jëlee fi ñu toll nii ci li nga xam ne moom ak Pape Abdoulaye Touré. dossier bi Pape Malick Ndour dina ko andi si leen moom ak Ousmane Sonko te dina def de telle sorte que mooy politiser li nga xam ne moo di si dossier bi bu génnee wax leen du leen wax moom ak lañ koy tuumaal xam nga lu mu lay wax moom économiste la am na fu mu toll moo téye débat bi Macky Sall am na lu mu ko dénk looloo tax fi ñu toll nii Ousmane bëgg ko faagaagal non non demeewul noonu de sa turandoo Pape Abdoulaye Touré moo la joxoñ baaraamu tuuma. nga war a dem ca yoon demoo ca yoon léegi nag ñu war a lijjanti loolu léegi nag yoon dina ko définir fu mu jëm daw neeñ ma tëjal frontière yi ñii nga notifié leen ni ñoom ñëpp jàmbar ñii ñoo warul génn fu ñu jëm fan la ñu jëm laa xamul nañ toog taaxiiru xaar et que les Sénégalais dañoo bëgg a xam li xew yow boobu ak tey dawoo nga bàyyi bu ñu woo Pape Abdoulaye nga bëgg a dem ah déet Youssou ndaan naan dem fan dem ndax lan dem bàyyi fi Pape Abdoulaye mënul ne da ngay toog taaxiru nga xaar léegi yoon définir yaa def wala defoo loolu yoon a koy définir waaye daal nit ñëw fekk na la fi yow ak say morom ñëpp ba fi ñëpp ne yow nga wax ko mu ne leen lii ak lii mooma léegi nag bu nekkee mooma ah dañuy lijjanti ji kon leneen dina ñëw ndax ñi war a wax ci réew mi waxaguñu ña doon dajaloo di recruter nervi ñi di joxe ay pneu ñi di doon joxe xaalis ñi doon jaaree ci mbirum projet wu Prodac fii li fi jaar bëri na man nag enquête bi du ma ca duggagum mais ce qui est sûr rek mooy. nit moo la joxoñ baaraamu tuuma ànd leen yéen ñaar ngeen dem ci yoon leeral ko. ci loolu moom jëm na ci indi ay leeral par rapport ak xëy na mu ne day apporter quelques précisions ci lu jëm ci li nga xam te ne moom moo di son projet de déplacement à l'étranger bi nga xam te ne kon moo taxoon démb ñu daal di ko wëññi foofulee ci aéroport mu ne j'avais prévu de voyager sur Paris dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 à bord de la compagnie nationale Air Sénégal. Après avoir pris mon billet depuis le début de la semaine, cette émission de billets faisait suite à une précédente réservation que j'avais dû annuler une semaine auparavant. En tant qu'agent de l'État, ma structure d'affectation avait été dûment informée conformément aux règles administratives puisque j'avais sollicité et obtenu une autorisation d'absence. Toutes les formalités liées à ce déplacement ont été effectuées dans la plus grande transparence et dans le respect strict des procédures en vigueur. Les services compétents de l'État disposaient bien avant mon arrivée à l'aéroport de toutes les informations relatives à ce voyage, puisque j'ai moi-même veillé à ce que tout l'environnement étatique concerné soit parfaitement informé, puisque je devais être en mission officielle pour le compte de mon département. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais délibérément choisi Air Sénégal sous la tutelle du ministère des Transports aériens plutôt qu'une compagnie étrangère, tout en sachant que l'information serait relayée au plus haut niveau. Alors moi, tenter de fuir, c'est méconnaître mon histoire, mon sang. Comment quelqu'un qui chercherait à fuir passerait-il par l'aéroport à visage découvert dans la masse du samedi soir à l'aéroport au vu et au su de tout le monde? Il y a à peine un mois, j'étais à Abidjan et j'avais également transité par le même aéroport à l'aller comme au retour. Si j'avais l'intention, pourquoi n'aurais-je pas pris la fuite depuis Abidjan? Les événements survenus hier à l'aéroport sont extrêmement graves. Il s'agit d'un enlèvement et d'une tentative manifeste d'humiliation sur fond de manipulation politique et de pression exercée sur les forces de défense et de sécurité. Ceci est symptomatique d'un pouvoir qui instrumentalise les institutions pour tenter de faire taire la voix de ses contradicteurs et détourner l'attention des véritables urgences du pays. S'agissant de ces procédures en cours dont je viens d'être informé, je m'en réjouis. J'ai toujours exprimé mon désir personnel d'en découdre sur le terrain judiciaire face à ceux qui m'accusent. Sur ce dossier, sur ce dossier,
Sur ce dossier précis, je prie le Tout-Puissant qu'il m'accorde la victoire à seul, ou bien qu'il accorde la victoire à qui dit la vérité et n'a rien à se reprocher, et que sa lourde main s'abatte sur tout coupable éventuel, qu'il s'agisse du prétendu complice de torture que je suis censé être ou de l'accusateur infondé qui se victimise. À tous qui me soutiennent, voilà la seule prière que je vous demande de faire, et au plus profond de votre intimité avec le Seigneur. J'ai la conscience tranquille et la tête haute à partir d'aujourd'hui jusqu'à la victoire finale, si bien évidemment il y a justice. Je reviendrai ce soir sur les faits graves qui se sont passés à l'aéroport lors d'un point de presse où je donnerai tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours. lii mooy leeral yi nga xam te ne kon moom Pape Malick Ndour bëgg na wala boog daal dina ko si indi te digg na sax dina jàkkaarloo taskatu xibaar yi si kanam tuuti ngir gën ci indi ay leeral par rapport ak xëy na yooyu ñu doon wax ne da doon daw wala genre. bon Pape wax na waxi politique wala waxi politicien bu nekkoon réellement dafa nekkoon si mission ne fournir document buy attesté ne informé na IRACM bu nekkoon ne si mission la nekkoon. beneen bi mooy mu wax ñu ne lan mooy mu maanaam attestation bi ñu xam lan la. beneen bi mooy lan moo nekk nature mission bi. waaw bu nekkoon ne si mission la ne selon si argument yi mu utilisé beneen bi. maanaam mission bi doon doxee. li mu doon doxee. nañ xam ban document mooy attesté li ni mel. ndax IRACM jox na ko li ni mel pour mu mën a déplacé wu. beneen bi ñu xam nature mission bi lan la. parce que ci administration lépp leer lépp preuve la. pour mu leer nañ. beneen bi. par rapport ak li enquête bi nekk. jàppal ne mën nañ joxe instruction wala ay notification yoo xam ne dañ koy joxe. parquet wala juge alerté police des frontières wax ne ma Samba ak ma Demba bu ñu ñëwee bu ñu génn. ñooñu ñoo ngi koy jotee ci loolu bu ñu ñëwee ba foofu. ñu jox leen notification bi. le cas de Mansour dafa ñëw ñu ne ko bul dem mais est-ce que ñoom bi ñu ñëwee jox nañ leen notification bi wane ne dañuy bañ ñu génn enquête la. parfois dañuy enquête ci yow bañ ñu xam ne yow ñoo ngi enquête ci yow. ok léegi nag Pape moo seet ji notification ba. la dal ma jàmbal moo ko dal xam nañ li leen di xaar mais dañoo bëggoon anticiper li ni mel. moo tax boo ko anticiper tey samedi dimanche ñu wuyu ko. mooy da nga koo def tey guddi samedi ak dimanche lundi ñu ne la wuyul. yoon ba ma jambal jaar fa la Pape jaar ngallaawaay rek dañ ma tëjal frontière ba. ay wax nag laa lay wax. ma jambal. enquête am dañ ko wéyal di wéyal bis bu mu bëggee génn lañ ko ne kaay notification bi tax mënoo génn moo ngi nii. de même que Pape maanaam ki nga xam ne moo di Pape Malick Ndour. dégg na ne woote nañ Pape Abdoulaye Touré wala leneen ak leneen foog mu dem xooli ji est-ce que réellement yoon mu ngi ci ay tànkam wala yoon nekkul ci tànkam. yoon googu nag la muy joxe na ko fa ba pare toog di xaar boo fa ñëwee toog di ko chercher da ngaa war a génn ci lañ lay woo ne la jàbb kayit ne la bul génn. Mansour Faye est-ce que dafa dem ñu convoqué ko est-ce que dafa dem ñu convoqué ko Mansour ba muy dem dafa bëggoon xam ci ban la. moom dafa bëggoon forcer. dañu ko toogal ne bi mu forcé ci lañ koy door a génneel ne ko bii la booboo àndi mbirum Covid maanaam Covid. mu nekk ci ñaar yoo xam ne tey. ñoom dañ doon anticiper pour xam est-ce que réellement yoon moo ngi ci moom. te xam na ne léegi nag yoon moo ngi ci moom. mënoon naa dem bu yàgg demul. dafa bàyyi ba ñu woo Pape Abdoulaye Touré muy door a dem. ma jambal mënoon naa dem bu yàgg demul dafa bàyyi ba ñu ne tey dossier scientifique boobu tege na muy door a dem ñoom ñëpp lenn rek la ñu bëgg a xam est-ce que réellement yoon googu moo ngi ci ñoom yoon nag ma répété waat la wax ko enquête ba mu ne mën na ko nekk di def ci suuf joxe la mu war a joxe comme kii toog di xaar parce que ñoo ngi enquête ci yow ci lii lañ lay enquêté bu ñu la notifié loolu kay wax la li ñu lay enquêté kay balaa ngay ñëw nga nëbb preuve yi xanaa yoon ngaa koywul noonu yoon googu nag step by step lay def sous-marin liggéey ci suuf léegi yow boo ko yëgee da ngay dem saytu di xool na ndax loolu leer na wala leerul Pape Malick day ngaaka du bàyyi ba dossier bi toll ni mu dem dafa doon am lu muy anticiper ji jàmbaar mu nekk ñaar beneen bi
ma ñëw si ay kàddu Pape Malick Ndour ne ku ñu séquestré ku ñu jàpp koo xam ne tey pouvoir bi day uti ma ne la Pape Malick fan nga nekkoon. Ousmane Sonko bañ koy tëj plus de 50 jours këram. tuyeetee wu. est-ce que amoon na benn kayit buy firndeel si yoon ne Ousmane mii dañ ko war a tëj si këram est-ce que amoon na kayit buy firndeel ne Ousmane warul tabaski ji. est-ce que amoon na kayit buy firndeel ne Ousmane warul dem julli ji jumaa. yow Pape Malick Ndour mi wax tey dañuy utiliser yoon ndax wax ma tey si dossier bi nga xam ne mbirum diffamation nit ki bu ko neexee dem wuy ji bu ko neexulee dem wuy ji ay avocat mën nañ dem Pape Malick Ndour yow fan nga basé woon ba ne yow ak say nit ñuy jëli ji Ousmane yóbbu loolu si lan la bokkoon. tey nga xam yàlla ces gens là foog ñu respecté nit yi si dossier wu politique la ne en tout cas yoon day def li nga xam ne moo di liggéey bi mënoo leen nekk si réew mi semé ko terreur teg nit yi lu metti ngeen bëgg a xëy un bon jour bëgg see setat mënul ne enquête bi moom du wax yéen nekk yéen du ne yéenay wax nan lay demee ñoom ñëpp dañuy jiitu ji li nga xam ne moo di musique bi fi ñu toll nii maanaam wax ji mu wax yëpp waxu politique la na la attestel wax la ban këyit la li xew boo demee da nga koy xam ñu jox la est-ce que jox nañ ko dañu ko demal ñibbi toog fa déedéet dañu ko demal suba nga ñëw léegi nag demal suba nga ñëw moytu leen mu jaaree foofu te xam naa ne gars yi ngaa kaw ñu. marquage à la culotte ba mu fa jugee topp nañ ko fi ñu toll nii yoone la gën a xam fan la Pape Malick Ndour nekk moom na xam ne moom bu duggee këram xam nañ ne dugg na bu génnee xam nañ parce que ma jàmbal leçon la bu ñuy jàngalee jàmbaar. ñi bu ñuy xaar suba Pape Malick ñëwul ñu xam ne boobaa nañ joxe ñi réew mi léegi yoon day def liggéeyam si yëfi politique ngoon boo demee boo ko n'est-ce pas tey la woote dina dem ne dañ koo jaay doole. dina dem ne la yàlla la dina dem ne Ousmane Sonko la dina demaat fii bindal suba man ak yow fi ne. di nga toog ma ne la non poste yi ko maanaam Macky Sall jox fi ñu toll nii moo leen di déranger. di nga teggaat mu ne la fi ñu toll nii mooy côté économie bi li ñu doon wax ci FMI yooyu noonu yëpp amul looloo tax tey maanaam ñu bëgg ko teg ndëgg sërëx du loolu yow Pape la ak Pape. bii di Ndour bii di Touré Ndouré foo jëm da ngay toog xaar ñu lijjanti lii Touré moo joxoñ Ndouré demal wuyu ji Touré. yoon def liggéeyam ñii ñoo bëgg a tappale waaye. daaw la xool waa jeex. nga ne Ndouré dama la wujj daal. daaw la xool waa jeex Ndouré man ni muuri luy problème bi yoon la kay. daaw la. baax na dañuy xool ba xam dossier boobee itam fan lay daal di. ñoo bëgg a tappale barki yàlla dañoo bëgg a tappale. non politicien moo mën tappale rek. mu ngi noonu muy l'affaire Pape Malick Ndour ak xëy na démb woññi gi nga xam te ne moom lañ ko woññi foofulee ci aéroport international bu Blaise Diagne Matar. mu ngi noonu kon ginnaaw bi ñu ko daal di woññee am na quelques éclaircissements wala quelques précisions yoo xam te ne moom nee na moom la ci bëggoon indi am na lu mu jot a posté ci